parce que Benoît tu as fait le tour des mauvaises personnes de bonnes personnes yi nekk ci société bi nga xam ne yaakaar ñi ngi foofu xam nga lu tax aujourd'hui man sur les réseaux sociaux nga am benn chaîne de plus d'1 million de personnes yoo xamante ni tey sur toutes les plateformes doomu aadama yoo xamante ni xamuñu la nii Adam ni Dave mais tey aujourd'hui soo tabaxee kër pour xale yi ñoom ñoo tax donc ñiy baax am na ku génn wax ko ñi ngi baax ba tey parce que tey kër bu ne lëmb mu taxaw ay néew di doole nar ci nekk ay xale ñan ñoo ko tabax ay jàmbur yàlla awale ko ci sa jëmm donc am na ñoo xamante ni à la place de ñiy yàq ñi ngi defar te defar benn doomu aadama boo defar bu ne dafa mel ni da nga defar ay générations et des générations soo yàqee benn nit wax naa ko tout à l'heure mais toute une famille ngay yàq parce que Sénégal quoi que l'on dise yaakaaru famille moo ëpp pour nga gis nit koo xam ne dafa amal ni boppam rek di dund moom kese ci koy c'est très rare da ngay gis kenn ku am nekk soutien de xaw ma ñaata famille yor ci ndoddam xaw ma ñaata famille et ci biir yor boobu damay duggaat ci biir famille man gis naa doomu aadama boo xam ne mooy dundal kër gi yëpp mais ci biir ñi muy dundal am ñoo xamante ni dañu bëgg gor loxo bi lay dundal pour rejoindre Benoît yow mënoo soxor ba soxoree ki nga xamante ni tey soo lekkee moom la ginnaaw suñu borom soo naanee moom la donc bu ñu egsee foofu damay wax toujours que ne am na doomu aadama yu baax tey bëri na ñoo xamante ni tey à travers gis-gis wala à travers Safia wala à travers Père wala Benoît la ñu jàppalee Sophie Gueye et tey ñooñu noonu bu ñu leen jëlee rek teg leen ci kaw xeetu ëxlu miy yàq dañuy wàcc ci suuf parce que il faut noter que àdduna loo gis mu am ay nit yu bon yu yàq am na ci ay nit yu baax et je m'en vais tamit pour mën a avancer tuuti naa duggaat un peu sur les réseaux da ngeen di xool xale dama laa may dugg ci éducation man sama koñ xaw ma voisin yëpp mais xale yëpp xam nañ ma pour wax leen ne xale acier la ci lu baax ak lu ci bon ñi ñuy waxtaanee tey bant yu tooy lañ ba pare mooy yàqkat ay bant yu tooy lañ buy waw lañ ba pare du moins mooy ne am na ci ñoo xam ne kenn mënatu leen jubbanti xanaa li ñuy wax rek peut-être diine mooy mën loo xamante ni dara mënu ko ci àddina mais damay dellu ci base bi yàq la ñuy waxtaanee détruire son prochain mais balaa ngay nekk mag di nekk yàqkat di détruire ton prochain jaar nga ndaw man sama koñ wax naa ne xaw ma dëkkandoo yëpp de mais xale yëpp xam nañ ma xam nga lu tax dafa am loo xamante ni doomu aadama daf lay jaay naturellement yàlla nañu suñu borom dimbali ngay am par exemple tur ci lu baax xale dafa bëgg lu baax initialement laa wax de xale dafa set dafa sell initialement dafa bëgg lu baax après contenu bi nag li ci des yow yaa ko ci def je m'explique balaa ngay doon mag bi yàq xale nga nekkoon kon aujourd'hui bu ñu demee ci société bi Benoît def le tour tout à l'heure société de yàqkat dafa am base bu ñu raté muy ndaw mi nga xam ne dafa clinoon lan la ñu inculqué ci moom ba mu doon mag bi yàq tey wax naa ko chaque jour ma comparé ko démb da nga daan toog bay waxtaan ak nit sax sa njaboot da ngay def en sorte bu gan bi sumee dàllam moom ci lay sol basam génn léegi da ngay toog ci sa wetu njaboot di yàq Benoît musiba muy toog di dégg mais da koy wéyal ndax day yaakaar ne loolu mooy dëgg toog di wax ci nit lu bon di mi ngi accumulé émal ak sa acier la maanaam sa njaboot li mu gis ci yow moom lay njëkk tari et son miroir yaay miroiram yow yaa ngi toog yaa ngi yàq doomu aadama yi yaa ngi wax yaa ngi téye sa téléphone di woo sëriñ diw waa defal ma ko nii ak nii sa doom di dégg waa léegi nga boobu bëgg kooku màgg bokk ci ëxlul ñiy def lu baax non beneen point bi mooy xale dafa am looy def ci moom maanaam tey da ngay gis nit koo xamante ni day dem nga nekk xale mu dóor nit ci biti am nañu koy def mu egsi nga dóor ci loxoom ne ko ndax saf na bu ne la waa nga ne ko lii kenn du ko def nit nga natt ko ci boppam am nañu koy def ba tey lii bu ko refati yu ñuy xeeb la mais wallahi yoo xamante ni xale la koy màggaale tu fais du mal à quelqu'un nga egsi sa waajur da lay dunduloo li nga dunduloo nit ki ci biti donc mi ngi dindi ci yow def du mal gratuitement dëpp sombi bi may wax chaque émission dama koy jël souvent comme thème ngor bi ñu lay jàngal nga dem kër nit muy njoñ ginaar nga ñëw yaay teg sombi ni la naanal nga ne ko gisoo ginaaru nangam mu ne la ndax ginaaru nangam nga may tuddal damaa bëgg nga yem ci sombi bi ma la jox yar la ci ba suba bu la 90 ginaar di xeeñ Safia sa sombi yaay rek ngay gis dëgg la waa parent boobu ñu weccee ko tak ay waajur bi nga xamante ni xanaa gisoo yow waa kër ñoom Safia chaque jour ñu ngi teg ginaar kañ ngay am jom
mais njaboot boobu boo ko waxee bëtu mooy soxor mi ñu ngi ci yàq ba tey de comparaison ci ñeneen xool nit la mu am ak la mu ñàkk nga ñàkk koo yéene niyat day ñëw ci faratay julli day ñëwaat ci faratay njàpp mooy yéene bi yàlla doon wax ne day ñëw ci faratay lu bëri parce que xamoon na ne ci suñu biir parfois dañ doon dem dinañ jëf dara yéene bi du sell damay am habitude di ko wax ñi may liggéeyandool ma ni leen du geste bi sa bët di la jox rek moom mooy compter ma ne man Sophie Gueye mën naa yëkkati dimbali benn xale ngistal képp taxoon ma jóg maanaam jëf bi ngeen gis wante biri ma toog fële gis même xale bi ma gis ne ay waay su ma yàlla mayoon ba ma dimbali xale bu fay payoor bi fay bi yàlla di fay biri ma moo nar a gën a cher que man mi ngeen teg seen bët ma jox xale bi maanaam du parce que da ngeen ko gis de mais xëy na man intention bi mooy yéene bi ma doon def ci jëf ji moo sellul woon wala moo rafetoon kon même yéene dañ koy yaree njaboot yéene dañ koy def ci nit sellal sa yéene ci nit damay xool nit mu am lu baax ma yéene ko te yàlla rek a tax ma gis nit mu am lu baax ma yéene ko rek te yàlla tax et bëri na ñuy soxoree nit sol naa yére weer ñaata yoon ngay dégg doomu aadama di la wax dama weer sama yére gisatuma ko ñaata nit ñoo def nit lu bon ci ab mbubu summi naa sama dàll gisatuma ko ñaata nit ñoo def nit lu bon ci ab dàll pourquoi parce que toujours yaa ngi bëgg nekk au devant te wax naa la ko Safia mënuñu nekk benn dëkk ñëpp bëgg nekk au devant mënta nekk faaw mu ne bu julli bu jotee sax day am sàppe ba ca kanam sàppe ba ca topp ba sàppe bi ci ginnaaw mais il faut être croyant nag pour nga gëm ko mais réaliste boobu nag moo war a ñëwaat tout le monde ne peut pas être devant ba ci njaboot day am ku yàlla teddal waaw léegi bu yàlla teddalee kenn ki waajur bi mooy yar ñeneen ñi ci nangu tedd boobu déggoo ma de kenn nay tedd ci ndogalu suñu borom waajur bu yar ñi ci des ci nangum tedd googu benn faux pas bu muy def rek tedd kooku day jur ab soxorte ci ñeneen ñi te loolu si ditu soxorte waajur da koy dindi ci doom buñ ko waxee ñu ne non non doomu aadama déedéet doomu aadama du judduwaalee soxor déedéet nit du judduwaalee soxor am na nag ñoo xam ne wax naa ko émission passée yàlla lu mu wax am na wax nga ko de yàlla waxoon na ne damay sàkk ay doomu aadama yoo xam ne du ñu gis lu baax du ñu dégg lu baax donc faaw mu am mais dans tous les cas man dama gëm ne li ñuy waxtaanee nii yëpp benn base boo xamante ni waajur yi dañ koy raté ci seen njaboot am na yoo xam ne ba baa sa doom da koy def yaa koy dindi day waxee nenn sax nga ne ko ndax lii mooy lan est-ce que nit dina xoolee nit nii est-ce que nit dina waxeek nit nii est-ce que aujourd'hui nit ñi am nañ jot bi yow tu passes beaucoup plus de temps à juger Benoît di wax ci Benoît lu bon que nga xool sa njaboot bi nga xamante ni tey boo fi nekkatulee daf fiy nekk di def lu baax toujours inculqué bi dafay tax ànd naa ak sama mag tout à l'heure di ko wax ne bu ma naree jur doom mu nar a mel nenn mu nar a génn àdduna bàyyi ko ci àdduna muy def lu bon nit yi yàlla bu ma am njaboot man maa ko wax xam nga lu tax finalité bi dalay topp yow sa bàmmeel te waajur yu bëri duñ ci bàyyi xel yàq bi ñuy waxtaanee tey ñu bëri ñoo ko yaree seen njaboot ci biir kër yi méchanceté bi ci ñoom la jiitu Sophie seeni doom di ko gis di ko roy di ko màggaale ba gëm ne soxor moo am mujjanteel ba gëm ne yàq moo am mujjanteel ñaari wujju ci kër ngeen jurandoo ñaari doom ngeen ne da ngeen a bëgg seen borom kër mais seen doom yi dañuy xiiroo di ŋaayoo rek où est la logique ana logique mooy ne bëgg bi ngeen di wane dëgguwul ci yéen boo leen àndee aux yeux de tous boo leen nekkee ci biir néeg yi sol seen njaboot yi bu ñu génnee di rayante ci digg ëtt bi mooy fausseté bi Prospère di wax de temps en temps dans l'émission xam nga lu ñu war a def vivre le vrai dans cette société maanaam wane li nga doon ak ki nga doon bu fekkee safaan la ñu dimbali la ci jëli la ci bu nekkee ci lu baax la ñu dimbali la saxal la ci mais fausseté bi visage yi ñuy masque yi ñuy takk bëggoo nit yaa ngi koy ree chaque jour yaa ngi bëgg di wax ak Safia te heure boo ko wanee ginnaaw nga yàq ko yàq démb da nga daan toog di wax nit Benoît balaa ngaa jóg mu ne ah Sofia kaay nga foog ne day kaf ndakate mu toog Sophie tu disais waxal Macky dañ ko daan def waaw jaaraatal ci li nga waxoon léegi loolu buñ la ko defee benn yoon bu subaa doo ko dolli léegi nit ñi dañuy def gang laa wax de maanaam ànd wallahi azim ànd di yàq benn nit bëggoo kii bëggu ko ngeen recruter Benoît recruter Safia recruter Père yéen ñëpp ngeen ànd di yàq benn nit te ay yéene yu bon fu ñu dajaloo Safia muy indi société bi nga xamante ni moom nga doon wax léegi nii ñuy wax 100 ans te solution du jut soyons vrai te nañuy yéene nit ñi lu baax. jërëjëf merci beaucoup Sow oustaz Drama. maa ngi jàngataat lu bari ci li ñu wax léegi ci Père ak Ben ak sëñ Makhtar
rawatina Sophie li mu mujjee wax léegi mais bu fekkee ne dañuy jàmbat li ñuy jàmbat te jàmbat li dafa am fu mu jógee ndax benn dafa wax sànq ab baat boo xam ne ñun ñëpp répété waat nañ ko mooy baatu yaruñu ma ci kon